mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan. asalaamaaleykum mbokki internet Sunugal 24 rawatina yéen ñi safoo ndamoo suñu émission bu am solo bi di làmbaloog di nuyu kilifay diine yeeg kilifay aada yi nekk ci réew mi di ñaan ci réew mi jàmm ndaxte Fam Abdou daan na ko wax naan boo nekkee ci dëkk mbaa nga nekk ci gaal boo bëggee mucc da ngay ñaanal gaal gi mucc ndax tubarfakàlla macha allah bu gaal gi muccee rek yaakaar naa ne di nga mucc. tey xale yi ma dalal tey dañu nekk ay ndaanaan ci wàllu làmb nga xam ne ku ci nekk gox bi nga dëkk booy génn mbooloo moo lay topp booy génn ay nit ñu am valeur ñoom ñoo lay topp ndax bu ñu waxee Boy Seye 2 sa xel day dem ci Kër Massar Plan Jaxaay ba Malika ñëpp ñoo koy topp waaye bu ñu waxee tamit Brise de Mer nga xam ne li ko dale Cambérène dale ko Parcelles dale ko Grand Médine ñëpp ñoom ñoo koy topp ñu dalal leen nag ci plateau bi ñu war a waxtaan ci wàllu làmb te ñoom ñaar nag yaakaar naa ne dinañu laale damay bàyyi Boy Seye 2 mu nuyoo Seye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax fii ci Sunugal 24. waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bu ma sante yàlla julli si yonante bi gërëm suma ñaari waajur maa ngi nuyu suma sëriñ Xalil Mbàkke caatu borom daaru muxti di ñaan yàlla saxal ko fi di nuyu sama papa sama xarit maam Cerno borom daaru Noreyni di nuyu waa daaru mus yëpp ak waa Kër Massar di nuyu sama papa King di nuyu sama kër si baara di nuyu waa Kër Massar yëpp waaw di la nuyu Makan di nuyu sa caméraman bi xam nga à travers la Sunugal 24 ah yaay maa leen di ziar bu baax di nuyu le grand champion Brise de Mer maa ngi koy nuyu moom tamit bu baax a baax. kon tamit gis ngeen ko muy Boy Seye 2 nuyoo na ba pare dañuy bàyyi Brise de Mer mu nuyoo Brise ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum auzu billahi mina seytaani rajim allahumma salli ala sayyidina muhammad ñuy sant yàlla bu baax di jublu si yonent bi di sant suñuy wayjur di ñaanal sama papa fi mu tëdd yàlla na ko yàlla xare àjjana di ñaanal sama yaay gudd fan bu baax a baax di ñaanal waa Sénégal yëpp yàlla na fi jàmm yàgg di nuyu waa plateau bi di nuyu ñëpp ñu fi teew champion Boy Seye 2 di la nuyu di nuyu champion bi ndaraan bi caméraman bi di nuyu Sénégal yëpp di nuyu waa Grand Médine sama waa écurie waa Dóor waar di nuyu sama coach su Grand Fadal di nuyu champion yu nekk écurie Dóor waar yëpp maa ngi leen di siyaar boo yi fa am combat di leen ñaanal ndam yàlla may leen ndam waaw ñun ñii tamit yàlla may ñu ndam waaw di nuyu Sénégal yëpp di nuyu waa Kaffrine waa Grand Médine Patte d'Oie Grand Yoff Arafat Parcelles ñëpp maa ngi leen di siyaar bu baax di leen wax ñu waajal combat yi waaw saison bi ñëwaat na incha allah préparé lépp. mbokk yi gis ngeen ko ñaari champion yi ñaari ndaanaan yi nuyoo nañu nee naa leen nag tey li Lamine Samba di faral di wax naan fii la mburu mi tàngee te fii lay xoyumee muy Boy Seye 2 di Brise de Mer Seye ba tey dañuy dugg sa wàllu carrière tuuti doog a ñëw ci combat bi. Seye ñaata combat nga am. man maa ngi si 14 combat. 14 combat. kan ak kan nga bëre mën nga ñu ko lima. waaw ñu ma mujjee bëre naag Youssou Ndour bëre naag Baratin bëre naag Doudou Khady bëre naag Xumbal bëre naag Falaye Balde Junior Boy Sim xam nga combat yi bëri na daal. kan nga mujjee bëreel. Youssou Ndour moom mujjee daal. Youssou Ndour moo la mujjee daan Brise ba tey dañuy ñëwaat ci yow Brise ñaata combat nga am. man maa ngi ci 16 combats. 16 combats. waaw. mën nga ñu limal sa palmarès si ñi nga xaw a jot a bëreel tuuti rek. waaw sama premier combat ama siga bu Manga 2 la de la tas yaakaar bu Manga 2 jël Tyson gi ngi neew bu ci dugg bu Mbour Baye Pël Naaru Sokaas Boy Niang Jules Balde Junior ndoom si yàlla si di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana booy bi dëkk écurie Waalo Alioune Seye Junior 50 Cent Reug bëri na daal combat yi waa xam nga day ñëw si xel mi mooy loolu bari na moom ñoom ñaar ñëpp nag ku gis seen palmarès si ñaari mbër yi nga xam ne ndaanaan lañu ndax Boy Seye 2 gis nga ñi mu lim kan moo la mujjee daan.
Jules Baldé Junior laa mujj bëreel. moom nga mujjee bëreel moom nga mujjee bëreel. waaw moom laa mujjee bëreel. kon daa mel ni. waaw ba ma jógee si Reug Reug si Jules Baldé Junior laa daal. Jules Baldé Junior nga jóge Boy Seye 2 lan moo la dugal ci làmb tey. waaw làmb nekk xale rek am doole fooyee ko tamit jaar si daara ku jaar si ku xam daara xam ni xam nga. foo nga fooy bëre quoi ñu jaar si daara xam nga ñëw Dakar aussi tamit fekk si koñ bi am ñoo xamante ne bi ñu ngi koy dund xam nga làmb moom mun naa ne la pour li lay dugal ci làmb benn affaire bu ndaw lay doon rek mais sama papa Alpha bokk na ci ak ku ci mel ni Modou Boy yor écurie Jëf soog a nekk doon ñu forcé di ñu tëggal ay mbapat Kër Massar jamono yooyu noonu bokk nañu si lu ñu dugal ci làmb di nuyu waale 100% Kër Massar bi ay ñoom Bira Pape Demba Cheikh Bass njëkk a bëri xam ne moom fi mu ne bër la. Babacar si mbapat mbapat man ak Boy si man ak kii nu mu tuddati sax Jules Ndong moo nekkoon tête de file écurie Double Less boobu saakis ñëwagul parce que boobu daan na ñëpp ñu jox ma ko Boy Seye moo taxawal combat say ñëw wax ma ko dama ko daan rek ñu utal ma combat arène waaw nga daan waaw ba tey damay ñëw ci Brice lan moo la dugal tey ci làmb. waaw comme li ko champion bi waxee rek comme boo xam góor moom boo jaaree si daara rek mun nga ne formation yu gën a métti si àdduna jaar nga ci. danoo jaar ci daara Touba Daaru Minam di waaw taseeg booy yalwaan yi taseeg booy ñu géwal ñu guddi gi dañuy fanaane bëree ba bët set ñu dem jàngi ñëw. ba ma fa jógee nag daw ñëw Dakar sam papa après noonu. waaw commencé ànd ak tamit booy am benn mbër boo xam ne ni Kama Junior lañ ko doon wax mu nekkoon écurie Ndakaaru ma doon ànd ak moom gis muy bëree tamit xam nga bu muy bëree Falaye Balde numéro 2. léegi si jour boobu laa ànd ak moom dem stade fekk maa ngi jógee Saloum ma gis mu bëree affaire yi xam nga ma ne ko mais man affaire yi gën boo maa ngi bëree mbapat nag quoi mais xam nga boo duggaguma si arène bi quoi. léegi après c'est la par la suite c'est la waxtaan ak moom mu yóbbu ma écurie Ndakaaru bu ma demee écurie Ndakaaru def fa ay kii gars yi tamit xool ma ñoom yëgi ni xool sama qualité xam carrément écurie Ndakaaru 2 mois laa fa def bëri arène sama combat ak Amath Siga bu Manga 2 ma daan ko même pas ci saison bi tëj même pas ba saison bi ubbee premier mois bi ñu jox ma tas yaakaar bu Manga 2 ma door ko mu daan ñu yóbbu ma tay seen ngin ngi ne ci laa bëree bu Mbour Thiès après door ñëw Boy Niang fii nii arène ndaanaan nga tubaar ba kàlla ku dégg carrière ñaari mbër yi ngeen xam ne ndaanaan lañu waaye Seye ba tey damay ñëw ci yow ban combat nga bëri boo xam te ni Seye xam ne jàpp nañ ko ci gàllaaj ban combat nga xam ne tey ñu ne Boy Seye nekkul. non loolu moom xam nga loolu secret la parce que làmb moom kenn du wax tur yi quoi. en tout cas bëri ñu ngi si làmb ji ay jàmbaar lañ même bu ñu jàppee si gàllaaj sax duñ ko xam. peut-être nit ñi mun nañ ko xam mais am na jour boo xam te ni moom xam na ni Seye nekkul daal. waaw mënul ñàkk si làmb loolu mënul ñàkk da ngay ñëw xam ne tey doxoo mais boo nekkee jàmbaar dëgg laa la wax sa adversaire sax du ko xam. voilà Seye nag ñu bari tamit ñu ngi naan Boy Seye 2 fit bi. waaw mais déggoo lu ma la wax daara boo si jaaree mënoo ragal rawatina nga dëkk daaru musi nga déggoon li Serigne Touba waxoon ci borom daaru ak ku dëkk daaru comprendre nga. ñun jëlee xadar ji non mënu ma ko nekk. même su ma ko bëggee mënu ma ko nekk. waaw fi ma jaar la làmb gën a yomb ci li ma jaar man ak sëñ Bamba borom daaru moo ñu dimbali sëñ Modou Kara ñu ngi koy sant bu wér a wér a wér. waaw ñu ngi ñaan suñu borom eggali may ñu eggali ak suñu sago. voilà. Brice ba tey. am na jour boo xam te ni ñëw xam ne Brice mii nekkul. waaw loolu day am comme li ko saay waxee rek làmb des fois xam nga des fois nga ne nit daf ma jekku gàllaaj après mu toog ne day saltel sama victoire wala affaire yooyu noonu moo tax des fois ñu jekkaloo gàllaaj mu métti trop si yow nga xam ne carrément jekku nañ la mais tamit xam nga gannaaw sport la doo mën a saltel victoire u jàmbur quoi waaw loolu la. waaw ba tey gis ngeen ko muy ñaari xale waaye tey Seye Brise de Mer seen combat laa bëgg a taxawal ba xam pare nga pour bëre Brise de Mer. waa déggoo lu ma la man si làmb laa nekk. te man dama bëgg combat bu metti Brise de Mer bu nga ma waxee ne ma carrément dama koy dalal la yow ump la ne la man ñu ngi dox sumay combat yu bari mais tey ñu ma bëreel ñëpp sumay morom lañ Brise de Mer moo ma raw si làmb moo ma mag si làmb ñu mu bëreel bëreewuma ak ñoom ndaanaan yu mu bëreel bëreewuma ak ñoom ñu mu daanuma leen comprendre nga te yàlla day def nit ki soo nekkee si benn da ngay ñaan yàlla nekk si ñaar suba nga jóge si nekk si ñett làmb kenn mënul jeexal say morom xam nga lu ma la wax ku am 12 victoire heure bi waroon na la fekk ñu ak mbooloo mi may mobiliser ñu topp suma ginnaaw tey bëreeg Brise de Mer moo ma gënal bëreeg yeneen booy yi may dégg ñu may coow ni di lapp-lapp xam nga la te aussi tamit dama ko gis mu nekkaat si beneen yoon gën a fonkaat ay entraînement am gën a bëggaat làmb xam nga la gën a nekkaat ci forme
looloo tax ma bëgg a bëre ak moom. waaw xam nga ne Brice day dóore day xeex de. déggoo lu ma la wax champion la dama koy nangul champion jox ko cër waaw. champion la dama koy nangul champion dama koy nangul ak champion moom. yow man kullu fadlillah. Brice. waaw sa combat Boy Seye 2. waaw dafa may neex trop parce que comme li ma wax rek ñi ngi ma tegaloon bari na. ne ma koo ci bëgg a bëreel may la booy boobu laa bëgg a bëreel mooy Boy Seye 2. Boy Seye 2 da nga jàpp ne nooy neex la woon. non même pas gis nga làmb ji ku ciy wër nooy neex bi woo nga tekk ci sa ngemb. Boy Seye 2 dama xoolaan ci moom ay qualité mooy qualité yoo nga xam ne nii daf may neex di bëre mbër mu mel noonu. mooy fugg bi xadar bi ak fit bi ci biir géew bi. gis nga mbër mën nañ la di daan. mën nañ la di daan te saa booy bëree stade day fees xam lu tax. amateur du la jéppi. loolu moo jar di kii si làmb. li gën a bon mooy nga bëree ba pare bu même boo daanee sax ñu ne àccam gis nañ fi mbër bu fi bëri victoire néew défaite trop. ay combat am gars yi naw la wuñ ko. waaw moom nag man dama gis si moom benn affaire yàgg na. dama gis si moom fugu dama gis si moom fit dama gis si moom bëri man loolu laa bëgg. mais at bi suuf la ngay daw ak anière di def yooyu noonu man du ma bëgg di bëri genre boobu noonu. mais Boy Seye 2 moom wax dëgg fa yàlla bu ma waxee dëgg rek te yàlla daal champion la ndaanaan la mën na bëri am na fit mooy bëgg di bëri moom. lan moo tax Boy Seye 2 ak xadaram Brice. waaw ko bëgg a engagé Boy Seye 2 ak xadaram. waaw xam nga tey boo doon xare ji dem ci àll ñëw ñu ne muusa la rey dañ laa war a rendi. da ngaa boo dee sa safara nga jëm. mais boo deewee gaynde rey la dañ naan waaw ndaanaan la man dama bëgg di taseeg ay gaynde dama bëgg di taseeg ay ndaanaan yu mën a xeex mën a bëri am fit te man dama gis loolu ci moom moo tax ma bëggoon li nga ma tegaloon bari na mais moom laa bëgg a bëreel. du question lenn nag waaw. waaw mooy li ma la wax rek say nekkoo de. non du question de nekk c'est-à-dire xam nga la mooy problème bi du question de nekk. mais comme par exemple tey moom ak lu ma rawee si làmb ñu tegal ko sumay morom mu nangoo bëreeg man xam nga loolu cër la. loolu respect la. tey daal Seye 2 tiit na xam ne Seye 2 génne la quoi mais tamit xam nga bu ma yëngal quoi. di yërëm bu grand bi bëgguma ko xam nga. nga ma gën a xam quoi. non xoolal femme bi wax lu la neex. en tout cas daal lamb la. lamb la promoteur bu ko bëgg. magan promoteur bi ko bëgg. xam nga ku bëgg fu mu fanaan. ak ku bëgg ku ko wétali. dama ne. tëjal bunt bi lañ boole. tooguñu fi di xaar benn promoteur bu njëkk a woote pour bëgg combat bi. taxawalal combat bi. combat bi dina tàng dina neex dina bëri mobilisation bi dina am doole parce que Kër Massar yëpp a nekk suñu ginnaaw 100% bi nekk suñu ginnaaw ñoom président Diaz ma koy nuyu. dama ne xam naa ñi nekk sa ginnaaw ñëpp xam naa ñi nekk ci ginnaaw mais bi ma ko woowee téléphone ne ko dana ma Boy Seye 2 laa bëgg a tëj làmmiñam ndax ma ko bëgg a dóor. waaw déggoo lu ma la wax. te xam naa Brice li mu nar man xam naa Brice saay-saay la xam naa ko. dëgg la déggoo lu ma la wax ma ne la dama koy nangul ak champion nangul ko lépp jox ko cër bu mu moom ba avance bi dugg. léegi ma naar yaa ngi nii xaaral. damay woo Habib bu l'écran direct. waaw Sunugal 24 nga xam ne. mais sa kii moom lim nar dina ko def Brice xam naa ko bu baax. non lan lay def. nee na moom mooy bëgg combat bi dégg nga li ma wax si tegal nañ ma ay mbër yu bari mais man maa bëgg woon Boy Seye 2 lu reer ndax gis naa ko. man tamit ñu tegal ma ay mbër yu bari ma wax loolu. waaw kon ba tey ngeen ñëw di ragalante. Brice a ngi nii moom di la xool Brice moom ne yow rek lay déglu. xamal làmb bu taxawagul. communication bi nii la mun a demee. dama ne mais lu làmb ji gën bu làmb ji taxawee lu mu gën di dérouler rek. ñuy gën a avancer si. communication léegi sa champion làmb dafa dépassé yenn yi. ay toog yu wax yenn yi wax yu xam ne naka manque de respect. mbaa yaa ngi si jàmm bu baax a baax. alhamdulilah. man la Makan bu Sunugal 24 maa ngi lay woo direct en Sunugal 24. ci émission bu mag bi nga xam ne moom mooy Lambalok. waaye dama ci dajale ay ñaari xale yoo xam te ni ku ci nekk ndaanaan nga. muy bu ma waxee Brice de Mer. wax Boy Seye 2. ñu dajale leen ci benn plateau. seeni combat nag ñi koy dox bari na naam. waaye yow laa bëgg nga tëgg combat boobu noonu. waaw ku ci nekk. promoteur yi koy dox bari na waaye yow laa bëgg nga tëgg combat boobu noonu ndax dama xam ñaari mbër yi. maa ngi feggoog sama loxo ndijoor Brice de Mer. maa ngi feggoog sama loxo càmmeñ Boy Seye 2. te ku ci nekk mi ngi ne tekk di la déglu. di ma déglu jërëjëf mon frère maa ngi lay ziare bu baax. maa ngi lay fay. di la nuyu di rafetlu initiative bi nga def di nuyu ñi nga xamante ne ñoo toog ci ak yow foofu ci plateau bi.
waaw vraiment ñi nekk nit ñoo xamante ne ñu ma yàgg a sopp la yàgg leen suivre ci làmb. wàcc ñu benn yoon seen yoon ñu nekk ci li ñu nekk kenn mësu leen dégg ci lu nga xamante ne lu ñàkk fayda la. kon boo ma waxee alors ñoom ñoo nekk ak yow tey. nga passe ma téléphone au fait nga woo ma téléphone may wax ñu may dégg loolu aussi lu ma neex la ndax mbëri yépp samay xarit lañu. yàlla dafa def ma bëgg leen fonk leen rawatina ñi nga xamante ne ñoom nga toogal foofu tey. waaw làmb moom làmb la rek. te ñun dañu bokk ci làmb ndax dañu bëgg jàpp ci liggéeyu làmb. bëgg bokk aussi ci promoteur yi nga xamante ne ñoo yóbbu làmb ca kanam. ndax Habib lu muy dugg ci lu ne rek loolu lay ñaan yàlla bokk ci ñi nga xamante ne ñoo koy amal njëriñ. waaw kon donc tey jii damay ñaan yàlla su fekkee ne su ma duggee ci làmb. du ma bokk ci ñi koy yóbbu ca kanam. yàlla ma ci yàlla génnee nu mu gën a gaawee. ndeysaan waaw man mënu lay doxe dëgg la yow moom mënu ma la bañal dara loo ma proposé rek. maa ngi ci biir. mais comme journée bi ñu nekk nii saison bi ñu nekk nii dafa bari yoon tolof. gis nañu tolof yi nga daj ci yoon bi damay wax ndax da ngay sama nit te na booma ci dara. muy gis nañ diggante Serigne Ndiaye 2 ak Sokocine. nga defoon seen xaalis. jox leen avance. ñu lay dawloo ci ñoom ñaari camp yépp lay wax ku ci nekk mi ngi lay dawloo. te lépp nag mooy luñ la dund. bëgg naa nga ñëw fii Sunugal 24 nga leeral lépp. danaa ñëw ndax fii la lépp di leere. waaye ñaari mbër yi nii ma dajale tey. ñu bari ñoom ñoo bëgg seen combat. wax naa leen nag am nañu yeneen journée yoo xam te ni mi ngi ci kanam te soreetul dara. moom laa la wax dama ne. waaw man Habib incha allah 2022 bi am naa 3 journées yu ma war a tëgg. xëy na sax waruma ko woon sax teel a wax ndax man moom samay mbir buy fiw rek mu yàqu. mais loolu laa fas yéene. léegi ñi naan ndax mun nag munul. danañ ci xam dara. ñi koy jéem a gàggal ak di ko jéem a galgal. dinañu xam ndax man ak ñoom benn lañu wala duñu benn yàlla xam na. làmb sama diggante ci làmb Serigne Ndiaye ak Sokocine ay nit a ko galgal. ay nit a buggul Habib ci làmb ji. da ngay déranger da ngay déranger boo tax xam naa. très bien day déranger. ndax xam nga Habib daa nekk koo xam ne ku ñëw mu tàllal la loxo. dafa ñu am ñoo xam ne dañoo suuf ci ñaan dañu bëgg koo xamante ne tey de boo ànd da ngay ànd ak ñoom kese. doo ci xajal kenn. ba ñu ma gisee ma ànd ak Mamadou ci làmb diggante Nandi Fall ak Dame Sène. ci la ñu bari commencé yàqal Habib. parce que dañu yaakaar ne damay ñëw làmb ànd ak ñoom man melu ma ñoonu. man dama di koo xam ne ku ñëw damay ànd ak yow. ñëpp laa yaatal mais ànd ak. mais Habib lambu xale koy def. Habib lambu xale koy def booy tëgg da ngay tëggal ay xale yu xew si jamono. waaw ñun da dañuy ngay ñor tëggal ay combat derby ay combat jànq ay combat yoo xam ne dañuy mobiliser feesal stade bi. ñun dañoo ñor tab bi gësam bi indiwuñu. loolu du ay lamb yu neex lamb yu neex yaa ngi nii. barki borom Touba. ci mi ngi ñëw ci yéen. lamb kon yoole léegi bi tey Habib. xam nga man wax naa la ko keroog. waaw. nee naa la ay làmb yu mag yii nii man parce que man daf may sonal sax léegi. lay sonal booy yi ngay jël. da lay sonal boo yaa ngi fi te ñoo xew dañuy mobiliser booy say de waa 100% Kër Massar bi yëpp déglu naa ko. te duñ bëree mukk ñu jëtuñ. sonal nga jox leen sa xaalis. wallaahi tallaahi laa ci image laay waxee. booy say de waa 100% Kër Massar dana ma mobilisation bi booy say de nar a def. wuyu ma amul benn mbër bu koy def ci stade ndax dañoo bëgg ci booy say de. ma ne muy bi waaw. combat boobu teg ci loxo. waaw. combat boobu nga may woo noonu teg ci loxo. kon mën nañ ne combat Boy Seye 2 ak Brise de Mer Habib bu l'écran dina ko taxawal. ci 2022 bi lañ koy joué. ci la ñuy bëri waaw. kon jeex na Boy Seye 2 loo ciy wax. waaw déggoo lu ma la wax bu ko yóbboo 2023 sax pare naa. mais l'essentiel moom dafa nekk ku ñu naw tëggal na sama benn boy Papa Sita première journée am. waaw. yaa ngi dégg comme làmb tëj na. mu nekk ndaanaan nekk jàmbaar yàgg a dimbale làmb kon kii bu ñëwee si làmb da ko war a jàppale. parce que dafa yor meew boo xamante ne bii. meew boobu yàgg a dimbale làmb képp kuy bëre gis na sa bopp. kon kooku bu ñëwee si làmb di tëggaat làmb waa làmb dañ ko war a jàppale. man je suis prêt pour bëreel ko. te man sama làmb du yomb sama làmb du nooy. man làmb jànk laay bëree. xam nga lu ma la wax làmb der laay bëree Kër Massar ñoo topp sama ginnaaw ay bi boo tëddee nelawal maa ngi déglu say code fil
barke sëñ Bamba du yàqoo si man incha allah. voilà Brice. waaw Brice di lay nuyu tamit di la ziar di la wax di la ñaanal jàmm di la wax yow yaa xam loo bëgg si làmb di ko yóotu yàlla na la ko suñu borom defal. Brice de Mer moom mooy wax. waaw di wax ne ku ñu boole ki tax tey émission bi taxaw wallaay xasim xawoon nañ xat trop nekkoon si ay kii mais ki tax tey affaire bi taxaw ba ñun ñaar champion tey ñu dajee fii nii tey kooku jox nañ ko cër boo xam ne nii kum ñu booleel ñu jàpp ko bu baax parce que bu dul dara tey bañ ko xamee ba léegi dara ñaawul suñu diggante te ñun moom ñu ngi si làmb ji dara du ñaaw bu soobee yàlla bu ragal loolu combat yi boo ko taxawalee di nga taxawal loo mosul taxawal ci combat parce que ñun ñaar bëggante nañ te danoo bokk jaar-jaar man ak moom bu ñu waxtaanee dëgg-dëgg dañoo bokk jaar-jaar dafa jaar daara béréng ma jaar daara béréng fit wi ci moom xam naa ne man day faa dama koy xoolee sama bopp parce que damay gis fit wi ci man ak moom kon xam naa ne combat bu taxee du yomb Habib kon waaw jeex na mon frère waaw ne leen boobu mooy doon combat bi nga xamante ne moom laa doon wut grand combat parce que grand combat bi comme annulé nañ ko waaw comme yàqkat yi yàq nañ ko waaw nee leen ñoom ñoo may remplacer Serigne Ndiaye ak Sokosine waaw amoon naa préliminaire yi ba pare waaw bu soobee yàlla ñoom ñooy bëri grand combat bi. kon dégg ngeen jeex ñooy say deux Brice de Mer ñoom ñooy bëre ci Serigne Ndiaye 2 ak Sokosine bi ñu waroon a bëre ñoom ñoo koy bëre jeex na tàkk je suis prêt. muy drapeau boobu xam nga kan laa ko tuddee kooku sama parrain la drapeau Assane Diallo borom mouvement ñun ak yéen jeex na tàkk. yàqkat yi nag nañu bañ a jaaraat ci Assane Diallo di ko yàq combat bi taxaw na ba pare ñoom yàqkat yi ñoom laay wax xam mais naa leen Magan bu baax waaw dinaa ko defal invité d'honneur Moussa Camara. nee na Moussa Camara tamit ci combat spécial bi jox na la ko Moussa Camara. Kër Moussa la nekk. Moussa Camara waaw Boy Sey 2 moo la jox borom Moussa au Camara somon borom boisson king man maa la koy joxal sama bopp kooku moo jàppale waa Kër Moussa yëpp. waaw. waaw bul xalaat dara. kon jërë ngeen jëf jaajëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen incha allah. jëf jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen ko noonu di Habib bu l'écran moom moo taxawal mën naa ko wax fi mu toll nii ci diggante Boy Sey 2 ak Brice de Mer Brice loo leen di wax amul ragalante non déggoo lu ma la wax ñu ragalante duñu songoo barki bëree Seydina Mouhamed danaa la xamal lenn tey Makan ma wax la ko dóor tey. mu daanu gis naa ko gis nga Brice de Mer nu ma ko respecté nii ak nu ma respecté nii. combat bu metti nga nar a gis combat boo xamante ni mën na jeexe sax si xeex. combat boo xam ne deret yi mën nañuy sang ñuy dem ardo di ñëwaat. parce que xam nga la moo tax amul ñun moom xam na ne carrément Sey dafa bëgg a yéeg. te moom dafa bokk ci làmb. kenn ku ci nax kenn mënu ci nax sa morom ku ci nekk da nga bëgg combat bi. mais dañu dépassé yenn niveau yi si làmb ay professionnel lañ. waaw comprendre nga. non non même pas même pas parce que xam nga li problème bi tey ñun suñu image suñu taxawaay rek jaay na combat bi parce que tey ñi xam làmb di dund làmb tey yow mi nga xam ne da ngaa sob ci làmb di dugg fu nekk li tax nga taxawal lii nii xam ne du hasard parce que tamit nekk si affaire yi tamit te xamoo nu mu fa demee du yoon mais yow da nga nekk si làmb ba pare di xam li xew loolu moo tax tey léegi nag làmb dafa toll foo xam ne nii fu ñu toll nii ak tamit lu ñu fi def wax dëgg yàlla tey Brice de Mer du jàkkaarloog adversaire am rax ci doole muy sama mbokk taalibe ma di ko dépassé ay kàddu yoo xam ne tey dinañ ma ci jéppi parce que tey non man Sey waaw tey sëy may ma ñëw rek tey sëy mi am na tey benn am na ay doomu aadama yoo xam ne dañ ko bëgg tey ba bu ñu waxee lu ñaaw si moom Boy Sey 2 ku ne dëkk na ko ci làmb ji te da lay arnaque fit wi waaw parce que xam nga man dama xaw ñooñu ay ngaaxa lañ ñooñu noonu gis nga ñooñu noonu ay ngaaxa lañ man am na ñu ma ciblé woon ren pour bëreek ñoom tay la leen suma bakkan ci làmb ji fu ma leen gis day metti mais ñooñu noonu duñu ay mbërëb ñooñu boo génnee di leen expliquer sax bala ñu koy xam da ngay sonn il faut nga nekk fa naan mooy ku gudd ki mooy ku njool ki mooy borom biir bu rëy bi mooy borom lex yu rëy yi gars yi duñ comprendre mais Brice foo taxaw ne Brice de Mer ñëpp a ko xam bëri naag rëg-rëg bëri naag Boy Niang comprendre nga mais làmb ji taxawagul bu taxawee ñu jaay suñu combat ñun ay doomu Kër Masaar lañ élément firi dellooy ñoo nekk suñu ginnaaw di ngay ragal mais na taxaw na xaalis dugg ba pare Makan loolu ci problème na combat bi taxaw man dinaa dem ànd ak yéen na taxaw bu li jeexee man dinaa ànd ak yéen ku ci nekk naa woo sa ménageur waxtaan na ma ak kii yow waaw parce que ci liñ teg tey def si ndox booy taal gaz bi teg ko ci na tàng moom jarul yàkkamti de waaw ci luy baax la non loolu amul xalaat non parce que xam naa li problème mooy bis bu combat bi taxawee ñun xam nañ àqu làmb te dinañ ko jox ba mu mat bu dee lépp yow Boy Sey 2 noo ko nar a def da ngay dóor mu daanu woon non même pas ay dóor mu daanu combat bi dégg moom wax na ko sànq nee na mun nañ dóor ba ku si nekk sangoo deret dem ardo wax na ko wax naa kon combat bi du yomb du yomb de wallaahi du yomb man dinaa bëre dinaa def lu mu war a def maa ngi ñaan yàlla mu taxaw Makan combat wax kese taxawalu ko promoteur bi ku ñu respecté la borom kàddu la ñu ngi koy déglu am nañ staff Matar Ndiaye mooy suma ménagère
ma yàgg ma yor ba ma nekkee làmb ba léegi du ma ko mus a changé ba àdduna di tukki King nekk suma lépp Baara nekk suma kër sa 100% bi nekk suma ginnaaw nañ dox fi ñu war a dox combat bi taxaw bañ taxawaat war a jàkkaarloo Brise dina jaay combat bi man dinaa jaay combat bi man loolu su ma la ko waxee gëm ko man sama làmb du sedd man du ma bëre làmb ju nooy barke sëñ Bamba su ne lu la neex rek lay wër. voilà déggoo lu ma la expliqué. xam nga fi du ci Boy Seye 2 bañ mu wax tax ngay raay dëgg neex na mais dëggantaan moo daax. waaw parce que moom ba léegi mu ngi ci gàm bu neex la ne ba léegi ci làmb la nekk ba léegi si wax bu am respect la nekk kon moom rek lañ ko mën a delloo. parce que tey non bu tàngaloon sax damay seddal parce que xamul tax man maa dépassé ay toog di télé naan la dama lay di wax ay wax yoo xam ne dañ lay jéppi man bëggatuma loolu mun nañu tàngal si ay beneen dimension boo xam ne ni tey dinañ xam ne carrément combat tey di nga Brise de Mer mbëru amateur la mbëru supporter la pour nga bàyyi xel loolu wala yansim su ma war a bëree man des fois ñii ñëw stade dama naan ñii fan lañ jógee barki yonent bi parce que dañoo xam depuis ma nekk tout tànk di def sama petit combat yi ba léegi musuma bëree combat ba pare ñu ne ma ci kii li mu bëree dara baax. 100% bi nekk Parcelles Assainies xam nga wax na moom pas 100% nekk bu nekk Parcelles Assainies ñoom Modou Lo ñoom kii ñoom Papa Sow ñoom Garga de gars yi nekk 100% boobu noonu. dañoo booloo coalition buy ànd jàppale mbër yi nekk foofu la gis nga Tapha mbër bi mu jóg bëree Parcelles li mu indi si ay nit. bari na trop. ñun dañoo toll si dimension boobu noonu mu toll nii nekk benn ànd jàppalante pour xam nga ñëw feesal stade ba mu fees dell Grand Médine Parcelles Patte d'Oie ñëppay jóg waaw waa Kaffrine ñëpp maa ngi leen di woo ñëpp te combat bi moom bu taxee bu soobee yàlla di nga gis loo mosul gis stade. baax na sëñ waaw gis nga Makan Kër Massar dafa am beneen xar kanam bu muy doxee dafa am ay politiciens yu fa nekkoon du ma tudd tur di ñu nax mais tey ku si mel ne Moussa Camara borom au somon ak boisson King barki sëñ Bamba kooku moo boole ma ak moom mooy sponsor dinaa la booleeg moom dinaa la booleeg Toumani mu yóbbu la si moom waaw Toumani ñooñu ñoo jàppale waa Kër Massar man ñoo ma jàppale ñoo may fayal saal ñoo may jox may lekk ñoo may jox may naan sama frigo boo ko ubbee dafa fees dell comprendre nga man nam ma dara ak suma papa King yoo xam nga naka la man dafa am lu nekk suma ginnaaw comprendre nga Toumani maa ngi koy gërëm nag bu baax a baax di wax li ñuy wax nii buñ ko dagg parce que lii moo yor combat bi lii moo ñii ñuy tudd nii ñoo ñuy jëndal ay 5 bloc ñuy ñëw stade comprendre nga Toumani maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm frère am nekk Italie borom Italie ak France muy grand am maa ngi koy bëgge bu baax ak grand papa Diallo ay magu Toumani lañ yoo xamante ne bi fu ñu tasee ak yow rek defal la teraanga xam lu ma la expliqué di nuyu grand Alsane Touré Xusna di nuyu waa Xusna yëpp sam booy di nuyu waa kër temps aji di ñaanal temps aji suuf oyof si kawam yàlla na ko yàlla yërëm wax dëgg yàlla kër gi wéet na mais tamit lépp jàmm ñu di nuyu paa bi di nuyu waa Kër Massar yëpp di nuyu Fadli sama xarit xam nga di nuyu bu baax a baax waa 100% Kër Massar bi di nuyu waa Kër Massar ak waa Daaru Musi Serigne Jili Mbacke Daaru Musi nekk si ginnaaw Fada di ko jàppale maa ngi koy wax ne ko liy xeeñ neex bu taxawee comme d'habitude li nga defoon kaar yi war a jóge Daaru Musi ak biee yi ba tey comme d'habitude di woo waa Daaru Musi yëpp ñu ñëw te xam naa ne abi borom kàddu la te incha allah rabi ñu ngi ñaan bala ñoo génn semaine bi mu leer naññi. loolu bàyyi ko sama loxo man parce que man xam ma rek man noonu laa mel quoi. man ay yàqkat yoo xam te ni dañ koo yàqal. voilà fii moom mënu fi yàqoo Brise borom kàddu la man borom kàddu la bu yàqoo rek si moom la yàqoo. voilà di nuyu waa Kër Massar bu baax di nuyu sama xarit Alaaji Soose sama xarit Samba Diop di nuyu waa Kër Massar yëpp comme ni mu ko waxee rek damay sànni tuuti kàddu ñun dañoo nekk zaaru mbër yoo xam ne waruñu jékki saison te bëruñu 3 combats wala 4 combats parce que day nit ñi neexal lamb ba pare tamit macha allah fit wi damay sant nag waa Grand Médine maa ngi leen di woo 100% parcelle bi maa ngi leen di woo ñoom Modou Lo ñoom Yékini Junior Papa Sow gars yi nekk 100% ñoom gars yëpp maa ngi leen di woo nag kii Moussa Wagué international maa ngi lay woo di wax footballeur na ko combat dama bëgg nga dugal sa loxo bu baax dégg nga Boga Diaw da Grand Médine maa ngi lay woo bu baax Youssoufa Niang dégg nga ni ñu koy waxee doomu ndeyam Boga Diaw doomu ndeyam Brise daa tiit fi mu ne nii doy na da nga tiit gars yëpp daal waa Grand Médine yëpp maa ngi leen di woo Youssoufa Niang waaw Baara Sall ñi nekk Grand Médine yëpp responsable maire yi nekk Kaffrine yaa ngi dégg monsieur le maire bu Kaffrine bi Ablaye Wilane maa ngi koy woo bu baax ci combat bi di woo waa Tamba nag fàtte wuñu leen de sama booy nekk Tamba ñoom Ousmane Jongo Khadim Jongo yaa ngi dégg Gala Sey jërë ngeen jëf Modou Sylla ñëpp maa leen di woo jërë ngeen jëf amul xalaat jërë ngeen jëf Libaas émission bu mag bi la woon di Lambalogue ay phénomène lay dalal ndax Lambalogue léegi dafa changé nee naa la fii la combat yi di taxawee
ñaar ñu bëgg te ñemente contacté leen ma ñu taxawal combat yi ndax fii la promoteur yëpp a ngi fi nag Habib ñu ngi lay sant di la gërëm te li ñu may ndax bu doon keneen la mën nga ñu bañal wala li ñu bëgg nga bañal ñu ko gis nañ nag ñuy xeex di la xeex ndax am na ñoo xam te ni biñ ñëwee ci làmb dundaluñu làmb dañuy dundee làmb promoteur bu ndaw bu ñëw indi xaalisam pour investir ñu jéem laa galgal mbaa ñu fàqatal la ba li nga bëgg doo ko am waaye bii combat sama combat la drapeau Assane Diallo la borom mouvement ñun ak yéen laa ko tuddee di Assane Diallo nekk ca ñàkkorop di jaay ay terrain nekk promoteur immobilier am na benn saay-saay boo xam te ni nag yaakaar naa ne bu ko déggee rek dina daw def ay bagaasam waaye ngala bi doo ci teg la ko di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp di gërëm nag Samba Ndour ca Touba nga xam ne moom tubaar ba kàlla masha Allah man gan ak dalal gan loolu foofu la fekk baax boo amee demal boo amul it demal soo demee mu teral la ko koy Samba Ndour borom Touba kenn du moom ci mim réew jërë ngeen jëf di nuyu sama cameraman bi nga xam ne moom mooy libaas di Séri Coro libaas star bu mag bi nga xam ne mooy Séri jinne cameraman Séri Coro bàyyi roq la laay ak Amadou kenn du moom ci mim réew Séri Coro mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay su guddee fooy fanaan